système, quel que soit le niveau. Une fonctionnalité spécialement développée pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara System vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs. La gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire. La gestion des ressources humaines, gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara System offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara System, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net. Dara System, logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal. mbokk téléspectateur yu ITV di leen dal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellusiwaat fii naka noonu ñu am mbégte tey si talaata gi di dalal Massila Gueye nekk président de la FEDAP moom mooy fédération des artisans du département de Pikine naka noonu moom mooy vice-président bu CONAMAS di confédération nationale des métiers d'artisans du Sénégal alors man lay dalal jàmm Massila Gueye fii ci plateau kennu askan wi ci ITV. Merci El Hadj maa ngi lay nuyu. di nuyu vraiment téléspectateurs yu ITV yëpp di la remercier ci invitation bi. di nuyu suñu ministre tutelle mooy le ministre de l'artisanat. le président de l'union des chambres de métiers le président de la chambre de métiers. di nuyu directeurs yi nga xamante ni yëpp ñooy nekk ci secteur de l'artisanat. di nuyu le président de la confédération des maîtres artisans du Sénégal monsieur Omar Seck di nuyu le président de l'association des couturiers du Sénégal. di nuyu tous les artisans du Sénégal. di jéem a àbb seen kaddu pour di ci waxee. di wax loo xamante ni dañ koy waxal tey tous les artisans du Sénégal. yal na ci yàlla def barke. alors artisans yooyu sax ci kanam tuuti mën nañ participer ci émission bi suñu wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors laataa ñuy xuus bu baax ci waxtaan bi Massila Gueye FEDAP lan la ëmb. FEDAP bon c'est la fédération des artisans. du département de Pikine. oui dafa ëmb ay artisans. uniquement ay artisans. mais corps de métier yëpp nag confondu les 120 corps de métier yëpp am na ci fédération bi di FEDAP. mu ëmb lu tolloog un peu plus de 1000 membres. parce que barki démb lañ confectionné suñu 1000e carte membre. FEDAP noonu la tëddee dem nag ci 16 communes département Pikine yëpp benn mairie lañ ci demagul yeneen yëpp dem nañ fa vraiment. pour def réunion ak la mairie. pour recenser les artisans yi nga xam ne ñoo nekk ci commune boobu. loolu mooy FEDAP. te yow yaay président bi naka noonu yow yaay vice-président bu CONAMAS di confédération nationale des métiers d'artisans du Sénégal. CONAMAS tamit la moo ko wuutale ak FEDAP. FEDAP c'est une organisation départementale. CONAMAS c'est la confédération c'est national. CONAMAS bi mu juddoo yàggul FEDAP moo njëkk juddu. ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk FEDAP man je suis le président ñu amoon intention wu après le département def une organisation régionale voire nationale bi CONAMAS juddoo nag ñu dem adhérer foofu en tant que fédération parce que CONAMAS c'est la confédération. am na solo alors fonds force Covid 19 coow li bëre woon na ngeen doon sàkku ndimbal bi nga xamante ni état bi mu ngi ko doon def ñëpp ñuy yëngatu ci dëkk bi yéen ministre bi dafa mel na jox na leen de wala gisoo leen dara.
gisaguñu dara. waaw lu tax loolu. xaalis génn na. xaalis génn na. ñaari milliards. ñaari milliards. oui moo njëkk. waaye ñaari milliards ci projet PEJA la. PEJA c'est projet employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. oui mu ciblé 12 corps de métier. Pour le moment ñu jël 8 corps. bon c'est la Banque mondiale moom moo ko financé. bi Covid bi ñëwee ñu xam ni laal na artisans yi la Banque mondiale décidé pour jàppale artisans yi lu tolloog 2 milliards. jàppale boobu jox nañu ay kits sanitaires. dig ñu transfert cash bu 150 000 pour chaque artisan. ci 7000 artisans yi ci inscrire. mais ba fi ñuy waxee benn artisan la tegul loxo ci xaalis boobu. mais lu tax mu yéex. lu moo tax mbir mi yéex. mu yéex li tax mu yéex xanaa dañ koy laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ko war a jox. amuñu jot a yëgoo leen ko wala lan. amul benn artisan ci pèse mes mots boo xam ni ba tey ci suba jot nga benn sou ci xaalis boobu noonu. alors est-ce que jege ngeen jéem ngeen waxtaan ak tutelle bi pour xam exactement lan moo waral retard bi. waaw waxtaan nañu ak tutelle bi parce que waxtaan nañu ak ses directeurs. mais pour ñu tegal la benn prétexte bu leer. non amul. li ñuy wax mooy ñoo ngi ci di ñu wax ay problème recensement xool kii est artisan et qui ne l'est pas je pense que c'est pas le moment en tant que ministère la moindre des choses mooy xam ñi nga yore nan la ñu toll. kon loolu jotul woon am laataa mbas mi di ñëw. loolu jotul woon am laataa mbas mi di ñëw loolu bokk na si lu expliquer mbir mi am retard. bokk na ci su ma la comprendre. bokk nañ ci parce que ñoom dañuy wax prétexte boobu. ñëpp bind nañu mënuñu jox ñëpp ainsi de suite te vraiment ñoom dañu doon wax ni kuy artisan na nga bindu mais kuy artisan na nga bindu bon war nga teg boog ay garde-fou yoo xam ni vraiment dans les délais war nga mën a identifier qui est artisan ak qui ne l'est pas. mais yéen tamit seen wàll aussi da ngeen war a organiser wu. nous sommes organisés. FEDAP ak tamit CONAMAS. ñu xam kan mooy artisan ak ku nekkul artisan. Massila nous sommes organisés. gis nga le mot organisé. artisan yi ñoo ko gën a organisé. parce que si naka am nañ une organisation départementale. tey ñun artisans yi nga xam ne ñoo adhéré au sein de la fédération. mun na répertorier nañ leen ba xam kii et kii fan lañ dëkk ban métier la ñu am institution mais ñun foofu lañ mën a yem mais li ci des nag peut-être c'est à l'État de le faire c'est à l'État de le faire am nañ ay kër yoo xam ne fa la ñu war a dem mooy les chambres de métier. les chambres de métier doole ji nekku fa. chambre de métier. doole ji nekku fa récemment président de la République wax na ci ay réformes wax nañ ko sax depuis 2013 les réformes des chambres de métier peut-être bu ñu defee loolu organiser ko d'une façon boo xam ni mooy bii dëppoo ak jamono peut-être su boobaa dinañ répertorier tous les artisans. mais ba léegi nii ils n'ont pas fait. parce que ministre bi dégg na si ay waxam mu ni 30% des artisans ñoo inscrire ci chambre yooyu noonu. alors dañ ñëwaat tamit ci kanam tuuti ci wàllum fonds force Covid 19 FEDAP lu mat téeméeri corps métier moo si nekk ak ñaar fukk. est-ce que mën nga ñu si citer quelque rek ñu xam. bari na couture tradition couture bi nga xam ni man moom laay def. am na mécanique auto. oui sérigraphe menuisier métallique menuisier bois teinturière salon de coiffure. ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. les maçons carreleurs tout ce qui est bâtiment. alors te secteur yooyu yëpp. Covid 19 bi daf leen impacté bu baax a baax. si naka. secteur yooyu yëpp Covid bi laal na leen. laal na leen bu metti parce que souvent artisan li ñuy liggéey. bëri na ci loo xam ni nekkul lu priorité parce que li prioritaire booy xool tey mooy lekk am na ci ñu koy def mooy ñi def les transformations bariwul xam nga kon ki nga xam ni par exemple day dem di defar lu ay banc wala këram. wala day dem di tabax wala dara. loolu deuxième position lay doon kon bu Covid bi ñëwee nit ñi am nañ ay priorités yoo xam ne moom lañ doon def. peut-être métiers yooyu doonul woon raaf mais ñi nga xam ne nag ay deuxième position la. da ngay def les priorités ba pare soo ko def loolu. moo tax bi Covid bi ñëwee vraiment dañu taxaw. dañu taxaw man j'étais confiné à Taïba. kon mon village waaw j'ai fait. kon couture bi doxul woon. dara j'ai fermé mon atelier. te loolu man maa ci gën a tuuti am na ñeneen si diir bu toll nan nga tëj sa atelier. jamono confinement bi yëpp j'étais là-bas. parce que mënuñu woon jàllale frontières parce que dañu confiné woon ñii nañ toog fii ñii nañ toog fii toog leen seen kër ku nekk dégg na ko
on était assis chez nous. Depuis loolu liggéey on n'a pas travaillé. te c'est pas nous seuls mais bëri na ñëpp presque tous les artisans presque. alors xayma ngeen perte yi ngeen perte ci jamono mbas mi. bon perte bi exactement nag. ak les chiffres mënuñu ko xayma xam nga tax mënuñu ko xayma. lu tax waaw mënuñu ko xayma parce que statistiques yi nga xamante ni moom moo ñu war a démontrer exactement loolu. peut-être saytu wuñ ko mais loo gis lu nekk rek ci àdduna day am fu mu jaar après mais comme génn nañ ci lii dinañ prévoir suñu bopp ba yàlla bu mbas ñëwati mais leneen lu mënti am aussi dinañu mën a préparer wu ba nga xam ni. lu ñëw rek dinañ mën ni kat lii lañ ci perte wala lii lañ ci gagné wala ainsi de suite organisation boobu incha allah daañu ko def bu soobee yàlla. ok ci ban diir kañ ngeen jàpp ni ngeen ko war mën def. non juste. da ngeen xaar mbas bi jeex. juste après lii rek bu mbas mi jeexee ñoo ngi ci relance la ñu wax bon relance bi nag ñun mënaguñu dégg relance parce que ñun ñi nga xam ne dañoo impacté gisaguñu li ñuy ndàmpe kon relance bon mën na am ñeneen ñi nga xam ne génn nañ ci loolu mais ñun eggaguñ ci foofu. alors lan mooy njëriñu PEJA di projet d'apprentissage d'employabilité plutôt des jeunes par l'apprentissage non formel. alors njëriñ li lan la yow mi nga xamante ni yow yaa jiite FEDAP. bon PEJA projet la boo xam ni c'est la Banque mondiale qui l'a financé bon par le biais de l'État Sénégal bien sûr à hauteur de 35 milliards léegi mu jëm spécifiquement ci apprentis yi mais aussi am ci loo xam ni dafa jëm ci maître apprenti yi parce que kii bëgg a liggéey dara ci apprenti il faut mu liggéey ak patron atelier bi nga xam ne mooy jàngal apprenti bi ay formation la yoo xam ne dafa jëm ci apprenti yi après formation bi normalement dafa war a am certification. oui bon wala attestation ci biir formation fii biir programme bi war na am accompagnement boo xam ne dañ koy def ci matériel wala ci xaalis ci apprenti yi. loolu mooy wundu projet PEJA bi. am na si aussi loo xam ne vraiment lu ñu neex la lu ñu wax. mooy la validation des acquis de l'expérience. parce que ñun patron atelier bi dañ doon jàngal xale bi ba mokkal xale bi dem am CAP te yow mi nga xam ne yaa ko jàngal amoo benn papier bu wane ni am nga lii léegi nag PEJA prévoir na loolu mu nekk vraiment loo xam ne lu ñu neex la. te le projet aussi. on l'applaudit et puis on l'accueille à bras ouverts parce que vraiment dañ ko soxla. mais teewul daal yéen a ngi xaar tamit seen ndimbal ci wàllu. ñoo ngi xaar loolu ñoo ngi xaar boobu pour PEJA bi mais ñoo ngi xaar bi gën a mag. bi gën a mag kon ñaar yëpp yéen a ngi xaar. ñoo ngi xaar parce que bi gën a mag ñaar dañ ko war a am. ñaar yëpp dañ ko war a am bi gën a mag c'est 35 milliards. oui ñuy remercier le président le fait que mu def loolu ci secteur de l'artisanat. mais ba léegi boobu aussi. oui xeetu xaalis bi sax gisaguñu ko. mais alors à vrai dire te c'est le moment quoi. oui suñu déggee ministre bi di Dame Diop moom suñ ko déggee muy wax dafa mel ni voilà secteur bi ça va ndimbal gu état bi waroon def lépp ça se passe bien alhamdulilah. bon en tout cas foofu déggee muy wax dafa mel ni daal mbir mi daal RAS. waaw xam nga loolu lépp daal ci ay prétexte la ci bon je sais pas mën naa wax bañ a wax prétexte. mais ci lu ñuy dig la daal. en tout cas tegagun ci loxo. te loolu moo tax sax ñun ñu jóg vraiment tey ñoo ngi doon def benn point de presse. la fédération des artisans département Pikine invité ci yeneen OPA. doon ko def au siège de la CSA. parce que dañu affilié foofu. vraiment pour revendiquer li nga xam ni ñun daal nee nañ ñu yéen a ko moom. te jotaguñ ci c'est pas loolu kese lañ doon revendiquer mais am na yeneen yoo xam ni. ay projets yoo xam ni dafiy jaar te du dem ba am aboutissement. des fois comme des fois ñu wax benn projet comme récemment le projet apprentissage rénové. qui parle du déploiement massif. bon ba léegi dañ ko commencé depuis ça fait des années ñu arrêté. dem ba mu yàgg ñu woowaat tiers ci ay artisans. former leen defal leen benn formation après ñu arrêté waat bon doo xam ba kañ après ci la projet PEJA ñëwaat te projet yooyu yu ci bëri day ñëw dañ koy wax ni mais du am aboutissement du am évaluation te ñun dañuy soxla loolu parce que bu ne lii ci yéen la jëm c'est tant de milliards loolu noonu bu paree war nañ évaluer dërëm bii ak bii fii la dugg lii ak lii fii la dugg parce que dañu nekk ci benn monde boo xam ni dafa am loo xam ni si suñu gannaaw la léegi les gens sont instruits li xew dañ koy xam. kon dañuy en tant que ay président OPA ay nit topp ci suñu ginnaaw au moins même soo mënul wax ñëpp mais ñii ñoom am la bonne information à transmettre
su ko defee yaakaar naa critiques yi ak yëpp du am. am na solo ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Massila Gueye nekk président de la FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine naka noonu moom mooy vice-président bu CONAMAS di confédération nationale des métiers d'artisans du Sénégal ma ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors FEDAP fédération nationale fédération des artisans du département de Pikine membres yu si nekk yëpp est-ce que place yu ñu nekk na ay place yi nga xamante ni soit yéen a ko moom wala da ngeen fa loué ndax dañ seetlu ni am na ay coow sax yu fi juddoon ba président de la république aussi joxoon tamit ay hectares mécaniciens yi jam ñaajo des fois ngeen nekk fenn ñu yëkkati leen fii coow lu ni kur ngeen ni doo leen dem ñu jox leen sommation tamit ngeen ni doo leen dem coow lu ni kur alors yéen loolu tamit est-ce que jotul aussi ngeen saytu ko xam ni tamit soo leen nekkee fenn même sax su fekkee ni état bi am na si responsabilité bàyyi leen foofu ay at ba ñoom ñu soxla ko wala bëgg a defaraat yéen ngeen taxaw ni doo leen fa jóg. loolu moom mooy question bi ma gën a neex. mooy côté foncier. pour les artisans. parce que Pikine département. mooy bokk na ci département yi ëpp artisans ci Sénégal. Pikine. oui. te am na benn population aussi bu yaatu. oui ndax 9589 habitants au kilomètre carré. loolu yaakaar naa yaatu na bëri na. 87 kilomètres carrés. le département Pikine bi kon yaatu na li fa nekk ci artisan bëri na. te amul benn infrastructure boo xam ne ci secteur de l'artisanat bu ñu mën a wax. Pikine amul village artisanal. Pikine amul des centres de formation de haut niveau amul. des centres de ressources amul. y a rien ak tolluwaayu Pikine yëpp. ak tolluwaayu Pikine surtout ci artisan ni mu yaatoo. foot bi ci kan la foot bi ci kan la. ci état bi. mais ci état bi loolu lañ mën a wax. parce que ñun li ñu mën. mooy jàngi suñu métier bi di ko exercer di góorgóorlu avec nos maigres moyens. mais am na loo xam ni vraiment état moo ko mën a defal. te noonu tendons la main pour yu demee noonu infrastructure yeeg yooyu ñoo ngi koy tàllal loxo vraiment parce que loolu moom dëgg-dëgg ñun mënuñu ko li ñu mën ñoo ngi koy defal suñu bopp ak suñu ay li ñu mën nos maigres moyens comme ni ma la waxee. jàng métier yi mais am na ay formation de haute qualité yoo xam ni des fois ñu reproché ñu par exemple finition ak. niveau yoo xam ni moo war a gën ak yooyu yëpp ñun mënuñu parce que amuñu matériel ba koy def amuñu formation ba koy def li am suñu réew ñoo ngi koy def li ñu war a man te jàng ko nga xam ni xam-xam bi fii la yem egg nañ fa la ca des nag état bu ñu ko indilee ñu jëli des wala dina des formation ndax fekkee ni wàllum finition yi ngay wax ak tamit yenn pàcc yi nga xamante ne moo des formation bi moo àggul yenn niveau yi wala dina des formation dina des accompagnement ak matériel boo xam ne moo adéquat ak loolu. parce que bu dee finition am na ay matériel yu koy def am na ci ñun ñoo xam ne dem nañ à l'extérieur dugg ci entreprise bi visiter mais dañ fay gis ay machines yoo xam ni buñ ko gisoon c'est parce que ci ay documentaire lañ ko gis ak ay film yooyu mais loolu noonu nag ñun ñu ci jàppale indil ñu ko à nos portées. su ko defee ñu concurrencer le marché mondial. parce que. te xam-xam baa ngi fi. xam-xam baa ngi fi. expertise baa ngi fi te cawarte baa ngi fi. tey boo nee formation ñëpp dañuy daw ñëw bëgg nañu xam-xam bi mais vraiment am na loo xam ne nag ñun mënuñu ci egg. mënuñu ci egg te tey secteur bi ñu nekk. li muy engrainé ci économie amul benn secteur bu koy am. je défie quiconque xam lu tax. 97% ci économie Sénégal économie informelle la. ci 97% yi artisanat 46% la ci représenté vous voyez. kon ma yaakaaroon 93% lañ doon wax wala yow léegi da nga ko bëgg a yóbbu ba 97%. non ñun dañu am ay chiffres non dañu am ay chiffres yoo xam ni. lu leer la wax 93% ay chiffres PIB la ñuy wax. yoo xam ni vraiment lu leer la 95% sax. waaw 97 même le ministre l'a dit tout récemment. oui 97 daal jàpp na ni. 97,8 sax am na ñuy wax la. très bien am na solo moo fa ak suñu mbokk téléspectateurs ñuy dalal Massila Gueye am na ku njëkk ku nekk si ligne bi allo bismillah. allo allo. allo. bismillah kilifa gi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku ITV. waaw yaa ngi en direct bismillah. El Hadj Malick Cissé grand siyaar nañ la. alhamdulilah delloo ziar fa nga ñu wooyee. Ibou Ndiaye sopp da baax la. Ibou bismillah ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. alhamdulilah.
alhamdulilah Ibou. waaw di kontaanee invitation bu suñu président boobu. alhamdulilah fa nga ñu woowee. route de Boune. ok Pikine bismillah. waaw Pikine waaye. président ñu ngi lay nuyu Massi la Gueye. maa ngi lay fay Ibou. ñu ngi lay nuyu baax di la jaar. merci ñoo ngi lay kontaanee bu baax waaye. aywa jaajëf. waa di wax ni El Hadj Malick. waaw. kooku noonu suñu fierté la parce que. dafa jiite fédération bu mag bu nekk fii Pikine. FEDAP. waaw FEDAP. oui. mooy fédération des artisans département de Pikine. mu coordonné ay métiers yu bari. waaw ñu ciy liggéey bu rafet nag fii ci département de Pikine. waaw te li ñu defal tey dafa rëy si ñun parce que lu jafe. waaw ma fàttali yàgg ngeen ko sàkku de mais tey la ko yàlla dogal. voilà yàgg nañ ko topp yàgg nañ ko sàkku. oui. ñu lay wax ni li ñu defal tey dafa rëy. parce que léeg-léeg suñu autorités yi taxaw am nañ possibilité taxaw si rajo. wax ñun problème boobu la ñu am ñun balaa ñoo taxaw si rajo dañuy wër ba sonn. wala balaa ñoo taxaw si télé dañuy wër ba sonn. waaw di wax ni ñu ngi jaajëfal suñu président boobu. di la kontaanee sa émission bi di la ñaanal yàlla defal la jàmm. amiin. waaw ñu ngi lay ñaanal bu baax. alors Ibou Ndiaye sopp da baax la waaw. Ibou juste avant ngay quitter am nga contribution boo mën a def wala laaj boo mën a laaj ci Massila Gueye. waaw non benn kii bu ma koy laaj mooy. waaw. léeg-léeg ñoom dañuy joxe benn information ci panel yi. ñu jékki saar ñu ne information bi amatul. ñoom nan la ñuy dundee lu mel noonu nan lañ koy dundee en tant que nga jiite mbooloo bu bari quoi. nan ngay dundee lu mel noonu en tant que nga jiite mbooloo bu bari loolu laa ko amoon nu ma koy laaj. waaw jërëjëf di la gërëm baax di la sant Ibou. ok grand. jërëjëf merci beaucoup. waaw li mu laaj dégg naa ko te moom loolu am na lu mu ci xam. oui. pour dindi loolu. moo waral lii moo waral ñu ñëw jóg. pour li nga xamante ni dige bi amoon na ñu wax ko suñu ay membres bu ñu demee ba loolu amatul wala gisaguñu ko dañuy ñëw fi ñu ko war a waxee wax sénégalais yi dégguñu wax àdduna dégguñu mais loolu nekkul ñun suñu faute. parce que dañ ñoo wax li ñu wax la ñu transmettre. oui. li ñu wax la ñu transmettre. léegi nag dañ ñu wax mu deñ ñu waxaat ñu mu deñ mais su boobaa léegi nag dañuy ñëw ci fi ñu war a waxee wax ni ñun kat dañ ñu waxoon mu deñ. ñii nag ñoo ñu waxoon mu deñ. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo tey moom artisan yi seen yaram dafa tàng moo tax ñu ngi buuxante si ligne bi si serveur vocal bisimilah allo. allo. bisimilah kilifa gi fa nga ñuy woowee. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu nga wàññi télé bi man Abdou Ndiaye laa tudd. baal ñu nga wàññi télé bi Abdou. waaw wàññi naa ko man Abdou Ndiaye laa tudd. fa nga ñuy woowee. Mbaaw. bisimilah. kooku nga invité nekk suñu président FEDAP. nekk jàmbaar nag. waaw mu nekk suñu fierté Pikine wax dëgg yàlla. mais ñun moom suñu problème moom mooy li mu wax rek. allo. waaw yor a ngi nay déglu. waaw suñu problème moom mooy li mu wax ñun. gis nga même Covid 19 bi nii. même artisans yi daara lañ ci bénéficié wul ay digee lañ ñuy dig yoo xam ne yu dul jeex ñëw suñu atelier yi bind ay reçu yu dul jeex def ay enquêtes yu dul jeex ba fii may wax nii benn fukki dërëm ne ñëwul si artisans yi am na ñoo xam ne sax tëj nañ seen atelier yi waaw loolu mooy problème artisans yi dëgg mooy dañ leen di dig dimbalewul ñu leen si dara te artisan moo yor dëkk ñun suñu problème moom mooy loolu médias yi duñ wax si ñun mais ñun dañoo am ay problème vraiment mais bul wax loolu mais pourtant ñun ñu ngi wax si yéen de. ma ne médias yi ñun ñu ngi wax si yéen de allo. kooku dem na c'était juste pour leeral ko que ni médias yi aussi. ñu ngi wax si yéen bu baax. d'accord non xam nga li mu wax nii dëgg la parce que am na si ñoo xam ni. mën naa ni après Covid bi sax presque seen liggéey foofu la doxee parce que boo nekkee chef d'entreprise. oui yore atelier. des fois am na si ñoo xam ne si marché yi lay nekk dañ ko tëj dañuy fermer marché bi. am ñoo xam ne place yi fañ nekk dañ ko tëj. léegi nga toog 3 mois yoo xam ne liggéeyoo. boo recommencé ay location jiital la
ak yeneen ak yeneen ak yeneen. pour nga demaat ba taxaw day jafe am na si ñoo xam ne bu ñu amee occasion dem ci leneen sax dañuy droité dem ci loolu. loolu yëpp am na ci secteur bi. kon vraiment ñun Covid bi moom bu dee am na ci ñu mu laal dëgg rek. artisans yi bokk nañ ci. moo tax vraiment. booy xeetali nit di ko dimbali. mu dem ba sonn da nga war a gaaw ci ndimbal boobu. dafa war a gaaw balaa moo dee. comme yeneen am na secteur yoo xamante ne sax mbir mi commencé na génn na ñuy jot yéen daal vraiment dafa jot ngeen jot. mais fi mu ne nii fonds force Covid 19. fi mu ne nii ci relance la ñu wax. oui. xam nga kiy def relance. c'est parce que génn na ci lële. relance économique. génn na ci lee. mais yaakaar naa dina am évaluation. su boobaa nag ñun ñi nga xam ne ñoo ñu jaboote. xanaa balaa ñuy évaluer di ngeen teg li ñuy teg ci suñu loxo ba pare ñu soog a évaluer j'espère. alors ci wàllum ñi ngeen doon liggéeyal. ñooñu ñëpp kenn ñàkku si liggéey. yéen préserver ngeen emploi bi. voilà bon ñi ñu doon liggéey non am na si ñoo xam dañuy ñàkk seen liggéey. ah bon baal ma am na kenn ku nekk si ligne bi daañu ko yaatal léegi nii. allo d'accord kooku dem na. am na si ñoo xam dañuy ñàkk seen liggéey parce que ni ñuy liggéey ak ñoom presque souvent duñu leen jël. par mois. dañ leen di jël temporairement. li nga liggéey loolu la lay fay travail à la tâche kon kooku bu toogee benn weer ñaari weer gisu la. mbir mi doxul mais day droité dem ci leneen. ce que je dis bëri na ci ñoo xam ni. te bëri na trop bëri na. am na si ñoo xam ni mënuñu ko xaar après dañuy dem ci leneen loolee ñu nekk buñ ca gisee seen bopp. ok am na keneen ku nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Malick. waaw kilifa gi kookal la. sa mbayeen bi Omar Mbaye. Omar bisimilah. di la dalal jàmm maa ngi lay ziar na kay tey. fa nga ñu woowee. maa ngi lay woowee ba Fass Mbao. Fass Mbao bisimilah Omar. waaw maa lay nuyu di la ziar bu baax a baax di kontaan nag ci suñu waajoo di nga dalal. delloo ziar alhamdulilah. waaw di ko jaajëfal nag. jërëjëf. c'est le lion de l'artisanat. merci président. xam nga loolu. mu lay dégg ñu lay dégg bu baax merci président. ma ne ko c'est le lion de l'artisanat. kan moom de Massila Gueye. moom noonu waa FEDAP boobu. FEDAP na la wóor ni gis nga li ko daggee ci kaw ba ca suuf. produit bépp ni moom lañ mel. luy jariñ artisanat rek ci la ñuy dox. mais soxla wuñu lu leen artisanat di jariñ pour l'instant. parce que loolu rek moo tax ñu teg ko fa. te liñ ko fa tegee vraiment nit ñi ciy doxal ay jéego yu bare yu yaatu. macha allah parce que léegi ñoo taxalikoo maak moom ni ci benn point de presse bu ñu doon def. kon ñoo ngi koy jaajëfal bu baax yéen aussi di leen jaajëfal. vraiment di kontaan ci yow. jërëjëf. macha allah di wax ni doon bëgg nañ aussi itam lii mu bañ a yem tey muy continuer. incha allah. mu nekk benn partenariat boo xamante ne dafay nekk seen diggante ak bii ak waa FEDAP. jërëjëf. merci président vraiment merci. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci président kontaan nañu. intervention bi rafet na. moom Omar Mbaye la tudd. oui Omar mi ngi dëkk Fass Mbao mais mi atelier mi ngi nekk Kër Massar. ci seen membre yi la. moom il est le vice-président de la fédération. ok il est le deuxième vice-président de la fédération. Omar Mbaye jàmbaar la quoi ci secteur bi. am na solo ñun fédération bi équipe la. mais c'est une équipe qui gagne. dañuy wax président Massila mais ñi topp ci moom. ñoom ñoo dynamique. am na solo ba pare ñoom ñoo jël kenn ci ñoom rek jiital ko. mais liggéey la boo xam ne vraiment liggéey bu rafet la ñuy liggéey ci benn synergie bu am solo vraiment. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi suñu beneen mbokk téléspectateur si 88 628 74 allo kooku dem na sànq ñuy woon ci wàllum préservation de l'emploi. mbir mi nan la fa tëddee ginnaaw ba nga ne am na si ñoo xamante ni vraiment dem nañ xooli leneen. am na si ñoo xam ne dem nañ xooli leneen. bon xam nga loolu li koy def rek mooy li ma la wax mooy yàggaayu mbir mi. te bon bu nekkoon ni par exemple sax dafa yàgg ba pare aussitôt rek aide bi ñëw kon peut-être doon woon demee noonu. te demeewul noonu. moo tax ngeen sentir demeewul noonu moo tax mu metti. moo tax mu metti ci ñun am ñoo xam ne dem nañu seen yoon vraiment pexe amuñu pexe. am na si ñoo xam ni bon yàlla dimbali na leen bon après mbir mi jéem nañoo defaruwaat ba toog
donte toogaay bi neexagul mais dem nañu ak suñuy góorgóorlu rek ba man ci génn quoi. alors suñu wàllum suuf suñu si dellu si waatee ngir xuus si bu baax a baax président de la république am na hectares yu mu joxoon ay mécaniciens sa Diamniadio. mbir mi fan la toll. jox na ay hectares ay mécaniciens ci Diamniadio. oui. mais loolu aussi ba léegi daanaka mbir mi fa la yem. Ah bon? C'est 54 hectares. Oui. Si j'ai la bonne mémoire yoo xam ne jox na ko mécaniciens yi. ñu war leen recaser foofu. mais loolu dinaa ci wax tuuti parce que comme dañu yor une organisation boo xam ne artisan yëpp lay laal. kon mécaniciens yaa nga ci ñëpp nga ci. Oui. mais loolu dañ ci war a gaaw parce que mécaniciens yi bokk nañ ci ñi gën a sonn ci artisan yi ndax déguerpissement bi. oui. dañ lay bàyyi nga toog sa moom place dañuy way moom liggéey ba toog ba jàpp ni yow yaa ngi fi benn jour rek ñu xëyal la. ñu war a déloger kooku mu jóg dem fan lay dem. ak mais nangu nga aussi que foofu ñu nekk aussi fekkee ni nguur naka soxla. wala tamit mu nekk yoon suñu leen waxee pour ñu jóge fa. wala yow da nga d'accord ni même suñu leen fay jële dañ leen war a recaser fenn. dañ leen war a recaser. mais bu ñu leen recaser foo xam ni foofu ñoo ko moom. wala état moo leen fa teg. na nekk sax location vente wala quelque chose comme ça ñu xam ni fii ils sont à l'aise ñu toog kenn dootu leen yëkkati. mais ku leen soxla dem leen fekki foofu bu ñu nekk ci koñ bi nag parce que amuñu pexe bu ñu nekk fu état soxla amuñu pexe mais boo leen fay yëkkati balaa nga leen fay yëkkati mais fi nga leen dig mais aménager ko ba mu praticable ñoom ñu dem fa toog tranquille su boobaa coow du am quoi. mais dañuy wax des fois dinañ leen defal li leen def lii mais ci ay dig rek mais vraiment pour concrétiser mbir mi ba léegi dara leeru si. ba léegi mécaniciens yi amul ñu fa nekk. oui amul ñu fa nekk ba léegi dara leeru si. allo am na keneen ku nekk ci ligne bi allo am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man maa dellusiwaat Abdou Ndiaye la. Abdou Ndiaye waaw fa nga ñu woowee. man maa ngi gàmm ci Kambaaw. bismillah. waaw li wax rek ci waxtaan bi. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw ma ne sànq dama doon wax ci affaire kii artisanat. oui. waxuma ne journaliste yi def ñu effort ñu ngi def effort mais ñun dañoo yaru ñun artisans yi dañoo yaru. mais yaru moo baax. non yaru nañ xam nga la moo tax xam nga fii bu suñu gouvernement yooyu bëgguñu ko yaru xam nga la moo tax. day gis transporteurs yi gën di wàcc ci tali bi enseignants yi wàcc ci tali mais mosoo gis artisans yi jox ñax. fii cité bu ne dégg nga ko cité enseignant cité lu ne dégg nga ko mais cité artisan dox si mos a dégg parce que joxal ñu cër. te dafa jot ngeen am cité. loolu nga dafa gis jot ñu am ay cité tuddee ñu ay cité artisan ñun ñoo yor réew mi. boo weesoo fi artisan baykat ak bisu benn secteur boo xam ne moom mooy doxal économie Sénégal vraiment sonn nañ am na si ñoo xam ne tey am nañ ay borom kër yoo xam ci la ñu am ay sët mais tey bàyyi nañ métier mi. parce que gis ñu si seen bopp. borom luyaa si kër yi di ñu bëgg a rey. état di ñu seetaan Covid-19 bàyyi ni billaahi wallaahi borom kër yi bari tëj ñu seen i atelier. ba fii may waxee ay fooy la ñuy bindaloo dara ñoo ci artisan yi dañuy ay bidd la ñuy wax ko ci rajo yi dañuy politique ñu kenn mënu ñoo naxati. waaw il faut ñu bàyyi ñu xel. incha allah. yenn yi dafa ñaaw ci dëkk boo xam ne dañu fa nekk citoyen tey xoolal booy yi jël gaal yi ñun ay xalaat artisan boo xoolee fii jeunes yi ñoo ci ëpp doon yi ma wax yow mais ñoom ñu ngi seen atelier yi yow doo gisee ma la ñun dañoo yaru ñun yàlla baax na dañuy féete woo su tali boo xëyee nekk sa atelier toog ko boobu minuit doo gis dara wàccaat dem sa yoon nekkoo ci tali bi di ñu taaloo ay pono loolu moo tax ñuy yàpp ñun boo xoolee ñun suñu ministre moo gën a noppal suñu ministre yi bu def dara boo pare ñu koy wax ay budget yi budget yi te gis ñu dara loolu dafa war a jeex. jërëjëf Abdou Ndiaye. mais ñooy gën a sant suñu waajooju bu baax yàlla jëmale ko kanam parce que mu ngi def lu mu mën. waaw ak ñoom Fall Ndiaye ak ñëpp ak Omar Mbaye mi fi génn léegi. merci beaucoup. yu mel ni émission yi mel ni tam soxla nañ ko. incha allah merci beaucoup. jërëjëf merci dafa wax lu am solo. oui. loolu ma bëggoon ci ñëw. oui. mooy cité des artisans. dafa jot ngeen am ko. dafa jot yéen a ngi koy xaar. yàgg nañ ko réclamer. kenn wuyu leen. am na nag benn projet bu am. muy projet PAL. mooy projet. accès des artisans au logement. projet boobu bi ñu ko waxee dañ ci bindu en masse. mais yàgg na. ça fait bientôt 2 ans diggoon nañ ñu fi dem pose première pierre ba léegi gisaatuñu dara dégguñu dara.
projet bi APDA moo ko yore benn agence. de l'État, agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. oui mais déggoo leen ci dara. le directeur. mais ba léegi amul aboutissement. dañ ko yaatal demal ñëwaat allo. tey moom lu ñu seet nemmeeku mooy artisan yi seen yaram dafa tàng moo tax ñu ngi buuxante bu baax ci serveur bi allo. sax dañuy yéex a joxe numéro bi. ah bon am numéro bi kon. allo serveur bi day allo. 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 oui soxna si bisimilah. waa sëñ bi Cissé nu ngi lay nuyu bu baax. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi lay woowee Kër Massar. bisimilah ñu ngi lay déglu bu baax. waa di bëggee émission bi lool di kontaan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di bëgg ci sunu président monsieur Le Guèye. mu ngi lay dégg. monsieur le c'est madame Dieng. madame Dieng ñaaña na nga def ça va. ñaaña Mbow. d'accord madame Dieng ça va. ça va bien alhamdulilah macha allah. merci ñoo ngi lay jaajëfal vraiment. waaw maa ngi leen di delloo jaajëfal di kontaan lool ci jéego yi. tubaarkalla toujours ma wax ko di leen encourager. merci beaucoup. jéego yi incha allah kanam la jëm. yàlla na si yàlla jàpp rek. amiin amiin ba lépp li nga xam ne tey nu ngi koy liggéey pendant des années ça fait léegi ëpp na une décennie. yàlla sottal ci jàmm. amiin amiin allo madame Dieng. oui. yow membre FEDAP nga wala. allo. moom dem na ndax dama bëggoon xam. exactement ndax membre la ak mbir mi nan la ko laalee wi. moom membre FEDAP la. oui moom c'est une coiffeuse de profession. jiite une association boo xam ne mi ngi nekk Kër Massar. association des coiffeuses de Kër Massar moo ko jiite. très bien ñu bokk ci fédération bi. membre fondatrice la récemment invité nañ ko à la rajo beneen rajo de la place. boo xam ne moom moo fi demoon teewal fa la fédération. te moom mbir mi tamit laal na ko bu baax. macha allah laal na ko parce que képp kuy liggéey moom sax bon peut-être ay activités yu bëri arrêté na ko. parce que dem na ba xaw a jël âge. tuuti bon dem màkk ñëwaat après xaw a bàyyi lu bëri ci liggéey bi. mais am na ñu topp ci moom ñoo xam ne ñu ngi nekk ci place ba di liggéey. kon mbir mi bu ñoom ñëpp la laal quoi en quelque sorte. maa ngi doon wax ci logement bi. cité des artisans cité des artisans. projet boobu mu nekk projet bu am solo. bon artisans yi bindu ci en masse APDA moo ko yor agence la. ànd ci ak FONGIP BHS ak SATUR BTP. mais dafa taxaw artisans yi bi ñu waxee 225 logements la ñu wax ni moom la ñëpp daw bindu ñi fa inscrire mat nañ 330 et quelques artisans yoo xam ni dem nañ ci kii boobu. am na ci ñoo xam ni seen li ñu war a fournir lépp comme dossier def nañ ko ba pare projet yu mel noonu dañuy bëgg état taxaw ci. parce que ku ñu lebal kër ñun mën nañ ko defar. ay artisans la ñu. mais main d'œuvre bi su boobaa dina yomb lu ñu ko lebalee ak lu mu mën ci doon mu nekk taux bu jaadu ñu jël ko su ko defee dootuñu jooyeeti kër dañ koy am comme ni ko fonctionnaire yi amee. mais léegi cité des enseignants cité des douanes cité mais pourquoi pas cité des artisans te ñun ñooy defar kër yi ñooñu. am na solo allo am na ku nekk ci ligne bi allo allo. allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si bisimilah. waaw sëñ bi na nga def. allo. allo soxna si baal ñu nga wàññi télé bi. ok xam nga déplacé wu tuuti. waaw nga wàññi télé waaw wala nga déplacé wu. waaw monsieur Le Guèye wala Binta Khadam Diop. madame Diop na nga def. fan nga ñuy woowee. ça va. Yambaru de Bon. bisimilah waaw Massi la mu lay dégg. waaw monsieur ñu ngi bu baax di am mbégte ak kontaante. merci beaucoup. allo oui ñoo ngi lay dégg. mu lay dégg bu baax soxna si. allo maa lay dégg bu baax Bintu. waaw man ñu am kontaan. allo. malheureusement moom mujj na dem su mënee woote waat tamit ci 88 628 74 dana nekk lu am solo su ko defee mu mën a àggali waxtaan ak wala tamit contribution alors Massi la ñu ngi woon ba tey ci cité des artisans. cité des artisans ma ne projet boobu. ba léegi gis naa nga ci insister. ma ci soxal na leen de non soxal nañu. am na solo tamit. soxal nañu trop. parce que bi ñu ko waxee rek ñun dañu consulter suñu ay membres. ñu gaaw dem inscrire. tey boo laajoon ñi ko yore côté FEDAP ñi fa inscrire bëri na trop loolu dañ koy xaar. wax naa ni li koy defar mu ngi ci suñu biir bu dee électricité bu fa war a dem wala plomberie bu fa war a dem wala menuiserie bu fa war a dem lu mu mënti doon rek am na ci ñun.
mais loolu nag ñu ngi koy xaar di ci déglu vraiment son excellence parce que soxla nañ ko te ndimbal la parce que ñi ñu koy defal ñeneen peut-être am nañu ay salaire ou quelque chose comme ça mën a def prêt ak yooyu bon ñun comme ñun mënuñu loolu nañ ñu defal jox ñu selon suñu ay moyens li ñu mënee aussi ñu góorgóorlu ci loolu. am na solo ba kenn ku nekk mën a am foo dëkk daal. am na solo parce que ñoom am nañ ay retraite et tout ça. ñun amuñu loolu. kon yaakaar naa ni ñun war nañ ñu mën a jàppale ci loolu. ñu am ay kër. alors si sa gis-gis yow mi nga xamante ni yaa jiite FEDAP lan moo tax ba léegi nii. am na si ay artisans yi nga xamante ni nga baal ma am na ku nekk si ligne bi laaj bi moom incha allah dinaa si ñëwaat allo allo. 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 bisimilah kilifa gi. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziare. delloo ziar foo ñu woowee. maa ngi leen di woowee Touba Elimane Sarr. bisimilah Elimane. ñuy ziare bu wér a wér. alhamdulilah delloo ziar. waaw maa ngi seetaan émission bi waxtaan wi am na solo. jërëjëf. am na solo trop. waaw léegi daal dama bëggoon ne waa ji comme li muy wax nii. Massila Gueye. waaw xam naa moom liyam di waxam ji am na sens trop. te xam naa ni moom ku ko jàppale ci dina mën a dem bu baax a baax. allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. waaw léegi nag xam nga ñun tamit loolu li ñuy wax ni dëgg la ñun tamit dañuy ay ci aar bi lañ nekk dañuy yëngu ci wàllu menuisier. waaw côté de Touba. mais bu ñu gisoon ku ñuy jàppale si loolu tamit dina am solo trop. dëgg la. waaw parce que ñun jàng nañ métier mi def nañ formation bi. xam nga xam nañ si lu bari daal. léegi nag moom bu ñu mënoon ku ñu ciy jàppale daal ñuy am ku mel ne moom xam naa mu jéem a garder numéro bi ñu mën di déggante. pour ñuy jàppale waale ouvrier yi nekk Touba tamit dina am solo. incha allah foofu yan jafe-jafe ngeen fa am. waaw parce que jafe-jafe yi ñu fi am moom bëri na parce que pour ngay gis ku lay jàppale ci kii bi parce que man ku mel ne man am nañ ñun dañuy am ay carte professionnelle am lépp même affaire bi nii déposé woon nañ ci. ba jokkoo gars yi joxe suñu këyit ak suñu lépp ak suñu carte professionnelle. allo. xam naa ni kooku tamit dem na Massila. dem na mais doléance bi. oui benn la dafa wër Sénégal. dafa wër Sénégal. oui parce que buñ la nee Covid bi laal na leen ñëw leen ngeen bindu bu ngeen bindoo dinañ leen jox lii leen def nii ñëppay daw dem. oui léegi nag ñëpp nekk à l'attente. gis nga tey lii ñu nekk nii di wax. fan yi di ngeen ci bëri lool ay gan di ngeen bëri ñu leen seet si pour vraiment yëkkati kàddu yi parce que ñun wax naan dañ nekk une organisation départementale. ñun dañoo commencé tey def point de presse. mais yeneen a ngi ñëw yeneen ñu à moins que bokk ñu régler le problème. mais sinon vraiment dinañ ñu dégg ki wax léegi nee na dañoo yaru. certes dañoo yaru duñu toj duñu sànni xeer. mais nag pacifiquement. am na loo xam ne moom dinañ ci jaar vraiment pour ñu xam ni que ñii am na lu leen naqari. am na solo allo allo. 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 bisimilah. allo. allo waaw. kilifa gi foo ñu woowee. Cheikh bi maa ngi lay jaar maa ngi wootee Kër Massar Amadou Ba. Amadou Ba bisimilah Amadou. allo maa ngi trésorier FEDAP waaw allo oui président maa ngi lay jaar. waaw ziar bu baax TG na nga def. naka yi tey. sant yàlla bu wér. waaw ñu ngi rafetlu di seetaan émission bi. merci beaucoup. waaw mais li nga wax moom am na solo donc dañuy doog a yegg ci comme jotuñu fii lu bëri xam naa ñu xaar division bi rek. incha allah mais merci ci participation bi am na solo. di ko gërëm bu baax di ko sant. ñetti simili wala ñeent sax moo ñu dese. Massila Gueye gàtt na de. waaw ndax simili ñu ngi dem de wala da nga doylu si waxtaan bi. li ma bëgg a wax lépp waxaguma ko man. j'ai pas encore commencé sax. mu jot déet waay. peut-être suba ñu ñëwaat. waaw incha allah di ñàkk beneen yoon nga ñëwaat si plateau bi. alors laaj bu ma la bëggoon laaj sànq am téléspectateur bu woote mooy yow mi nga xamante ni yaa jiite FEDAP dañ seetlu ni aussi yéen artisans yi dañ am problème pour respecter délai yi. wala tamit ñu jël xaalis. ba pare mbir mi
kenn du leen gis. dëgg waaw loolu tamit est-ce que jotul vraiment mu dañ. waaw xam nga loolu moom. de respect des délais ak tamit ñi nga xamante ne jël yenn engagement yi. te duñu respecté. d'accord loolu am na ci secteur de l'artisanat. oui duñu ko weddi. mais loolu ñun ñu ngi ciy góorgóorlu le maximum. parce que ñu ngi dem di wuti ay formation en gestion des entreprises ñuy former pour ñu mieux ñu gérer suñu entreprises yi. dañuy sensibiliser suñu biir di waxtaan di def ay réunion yoo xam ni dañuy fexee génn ci baat boobu ñuy baatal artisans yi des fois te du artisans yépp am na ci ñoo xam ni liñ la waxal dañ koy respecter. effectivement bon am na ci ñoo xam ne aussi des fois comme li ñu wax rek ay problème moo leen di jàpp ba xam nga ki nga xam ne bëgg na liggéey tey. ñu jox ko benn place lu ñëw rek mu jël. lu ñëw mu jël malgré ñu jox ko place boo xam ne mën na ko fay par exemple su ko defee bu xaalis ñëwee au lieu que mu def ko ci liggéey bi lu ci bëri daf koy def ci boppam wala mu def ko ci fa muy fay wala institution yooyu noonu dafa bëri. bon dëgg nag yooyu peut-être sax loolu doyul ci prétexte mais. Avec le temps xam naa daal ñoo ngi góorgóorlu vraiment ba nga xam ni loolu noonu dañ koy tegee de côté. mais est-ce que yéen a ci oui. ñoo ngi ciy dem ñoo ngi ci waxtaan tey à Pikine par exemple bu amoon benn village artisanal bu yaatu boo xam ne artisans yi fa la ñuy implanté wu mais su boobaa peut-être la ñuy fay du bari ba tax jafe-jafe yooyu mën na am du nekk ci ñoom taxes yi ñuy fayloo ay juuti ay yu kenn xamul ci marché yi. ay patente da ngay xëy rek patente ñëw tëj sa place. ñëw rek xëy laaj la benn 50 000 wala benn 60 000 boo naree tëj sa place bi liggéeyoo nga nekk un menuisier métallique kee joxoon la benn avance pour ay fenêtre am institution da nga tem nga jël foofu jël fay patente am institution xam nga yooyu nag bon am na loo xam ne organisation la laaj certes loolu dañ koy nangu. mais aussi am na ak jàppale wala ak yombal goo xam ne war na ci mën a nekk loolu dañ ci interpeller nos mairies pour que patente yi ak yooyu au moins. ñu mën ci waxtaan ak organisation professionnelle yi. ba ñu xool nan lañ koy defee daal ba mu oyof nga xam ne ñëpp dañuy ñëw fay ko sans problème. mais dañuy jékki-jékki rek dal sa kaw ci benn kii. mais bul tëjagul nag ndax pareegu ma da ngay jël auditeur ba pare ma ñëw. non auditeur bi sax mu baal ñu ndax duñ ko mën a jël ndax waxtu bi mën na sëkk. ci lenn rek ñaar laa bëggoon wax. oui très rapidement tëjee ko benn bi mooy le code de l'UEMOA. oui. bon état sénégalais. code de l'UEMOA ñëw na fi. ratifié nañ ko il y a presque 2 ans te doxalaguñ ko artisans yi yàkkamti nañ ñu doxal code boobu. parce que vraiment intérêt la ci artisans yi bu yaatu. beneen bi suñu ministère de l'artisanat. dañuy wax le ministère de l'emploi de la formation professionnelle. et de l'artisanat ñun dañu bëgg un ministère clé. le ministère de l'artisanat. yéen da ngeen bëgg daal ministère bu plein artisanat. bu mënul ñàkk ñu ne ministère de l'artisanat et de l'apprentissage au moins parce que gis nañ ni li muy kii yaatu na kon nag xajul ci bii ak bii mais au moins sax ñu ne ministère de l'artisanat peut-être su boobaa kooku dina mën a occuper wu ci tout ce qui est artisanat spécifiquement peut-être kon problème yi dootuñu ko am. di la gërëm bu baax di la sant Massila Gueye waxtu wi jeex na. merci kontaan naa ci invitation bi. di jéggalu ci kàddu yi bu amee dara lu ci dëng en tout cas yéene ji mooy lu baax jéem a porter baatu artisans yi di ci waxee. loolu mooy suñu yéene. ñoom artisans yi ñuy déglu nag buñ kontaanee ci mbir mi fa lii alhamdu. bu amee dara lu ci dul noonu rek. am na solo c'est parce que ay erreur la. mais di ñaan nag yii bañ a gëj. incha allah ñuy woo ñuy ñëw di waxtaan. am na solo dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Massila Gueye merci ñu ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. ma fàttali yow yaay président bu FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine naka noonu nga nekk vice-président bu CONAMAS di confédération nationale des métiers d'artisans du Sénégal mbokk téléspectateurs yi yéen tamit awuñ seen fay ñu leen di gërëm bu baax di leen sant di jéggalu bu baax a baax si yeneen téléspectateurs yu bëggoon dugg te mujjul en tout ba suba incha allah ñeenti waxtu. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal moo leen doon may seen émission Kenno Askan Wi. Dara Système logiciel numéro 1 de gestion d'école au Sénégal destiné aux établissements scolaires quel que soit le niveau préscolaire, primaire, collège, lycée, université. Dara Système propose une multitude de fonctionnalités spécialement développées pour répondre aux problématiques quotidiennes des établissements scolaires. Ainsi, Dara Système vous facilite la gestion administrative, gestion et sauvegarde de tous les documents, gestion des étudiants, pointage des professeurs, la gestion financière, paiement des mensualités, paiement des inscriptions, état financier, état de la caisse, dépôt en banque, gestion des charges, abonnement cantine scolaire, la gestion des ressources humaines,
gestion du personnel de l'établissement, contrat de travail. La gestion pédagogique, gestion des notes avec un calcul automatique des moyennes, la gestion des absences et des retards, impression ou envoi des bulletins de notes par mail. Espace parents. Dara System offre un accès aux parents qui veulent suivre le dossier de leur enfant. Notes, classes, matières, emploi du temps, devoirs à faire à la maison et rester en contact avec l'enseignant. Assistance 24 heures sur 24, formation gratuite et personnalisation selon votre méthode de gestion. Dara System, un autre regard sur votre établissement scolaire, une solution économique et rentable. Nous contacter, c'est facile. Composez le 77 164 85 85 77 511 88 08 ou le 76 614 47 09 ou visitez notre site web www.darasystem.net.